WPAT is 9:30 a.m. WPAT, Patterson, New York City. Everybody wants cheap airfare, but where do you find it? You call low-cost airlines. Their prices are direct from the airlines, and they're so low you can't find these fares published anywhere. They specialize in cheap flights, discount hotel rooms, cheap car rental rates, and great package deals anywhere around the world. Wherever you want to go, they can help you get there cheaply and with a best price guarantee. If you want the lowest prices on your airline tickets or other travel services, call now. That's right, call. That's the only way to get these rates. Experts are standing by 24/7 to get you the cheapest airfare and hotel rates available. So don't wait. Call right now for the lowest travel prices anywhere and for great last-minute travel deals, too. Call right now. Operators are standing by. 800-298-5783. 800-298-5783. 800-298-5783. That's 800-298-5783. Dish TV is better than cable TV. Here's why. If you call right now and you're a new Dish subscriber, packages start at $19.99 a month for 12 months. That's right, $19.99 a month. Compare that to your cable bill, and the smart choice is to cut the cable and get Dish. Plus, you get all these great TV features, free HD channels, free DVR to record your favorite shows, and free installation. You even get our free Dish Anywhere, so you can take your TV on the go, watching your favorite programs on your smartphone, tablet, or laptop anywhere in the world. I'll say it again, all for just $19.99 a month for 12 months. This is a limited time 24-month offer you must qualify for, and it could change at any time. So call now. 800-818-3967. 800-818-3967. 800-818-3967. That's 800-818-3967. WPAT. The following program is presented by its producer, host, and sponsors.
salaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Radio Sénégal émergent, la radio, la voix de l'émergence, la radio majeure, la radio arc-en-ciel, la radio number one, la radio aux multiples facettes, la radio Gagoub Ganar. bi ci des nag dama koy beral loxo muy la radio de l'excellence nga xam ne sama jarbaat ci boppam moo ma ko tuddee ko rajo bi kon nag li may def rek moo di beral ko lu ànd ak yeneen turandoo yi moo tax ma ber ko moom kese. fi ñuy tàmbalee rek moo di sant ki nga xam ni moom moo jara sant muy suñu borom subhanahu wa taala nga xam ni moo ñu may kattan may ñu ak wér ba ñu ñëw fii tey ci dibéer ji war a saafonte ak yéen war a ngornal ak yéen lépp jëm ci suñum réew yéen aussi wax dëgg yàlla mu may leen wér gi yaram may leen kattan ba rajo bi jaral leen lu nekk ngeen ñëw di ko teewlu kon nag am nañ cant goo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem wante nag su ma nee rajo Sénégal émergent la radio Gagoub Ganar c'est vous moo di yéen la di nuyu na ñëpp bàyyiwuma kenn nag wax dëgg yàlla maa ngi nuyu waa diaspora bi yëpp maa ngi nuyu africain yi yëpp maa ngi nuyu aussi sénégalais yi yëpp bàyyiwuma kenn nag xam de ni nag rajo bi ci boppam lépp loo xam ne nii nag wax dëgg yàlla rafet na nañu jëlaat lépp delloo ko ci suñu borom subhanahu wa taala ndax moo ma jàppale ba su ma waxee nit ñi danañ déglu su ma bindee nit ñi danañ déglu c'est pas parce que je veux tirer la couverture de mon côté mais c'est parce que lu yàlla def ci boppam la te APR bañ ko dinaa ci dellu si waat nag parce que laaj yi bari na lool dinaa ubbi benn chapitre bu tuuti ci APR def un éclaircissement li tax nag ma dugal ko nii pour wax ko nii dama bëgg ngeen téléphonente ci seen diggante ni gaaw leen déglu rajo Gagoub Ganar lu may cof dong la parce que maa ngi def benn manifeste boo xam ne nii yeggagul su boobaa incha allah dinaa ko génne te dina wër donc di nuyu ñëpp nag wax dëgg yàlla am nag lu xew loo xam ne nii wax dëgg yàlla li yëngu li ko yëngala ëpp doole parce que tey rajo bi dafa am sponsor spécial wax dëgg yàlla mooy Logique 6 nga xam ne mi ngi fii ci xàllu xàllu Saint-Nicolas bi wax dëgg yàlla ku fa nekk nag ku am diine ku am fulla ku am fayda fonk liggéeyam lool ñu fay liggéey bu baax ci boppam mooy Cheikh Fallou Ndaw nag nekk fa ak soxna si Seydou bu Ndaw dinaa ci dellu si war na ci publicité yi parce que moo jël émission bi en charge ndax bëgg na ci li ñu ciy wax aussi te publicité biñ ko ci boppam ay client am ñoo ñëw wax ko donc jot na feedback bi ci publicité loolu ci boppam nag lay jariñ c'est parce que un professionnel est entré dans la danse nee naa leen man nekkuma woon Sénégal Dakar di fa siire wala may def bitigu mbagg wala may def ay jooni yu demee noonu ci boppam damaa jàng ba tubaab yi ñëw jàngal ma communication muy li APR nag iñaane ma def ko donc vous ne rendez pas service à ce parti dinaa ci dikkaat nag parce que dina am émission spéciale boo xam ni APR lay doon et ce sera émission boo xam ne ni ce sera en circuit fermé donc nuñ koy waxeeti kii bi ni muy demee rek moo di émission bi ni muy demee tey moo di tàmbalee rek ci bataaxel bi nga xam ni moom la ñu suñ borom subhanahu wa taala jox nag jaarale ko ci ki mu ko war a jaarale nag muy suñu yonent Muhammad alayhi salaatu wa salaam nag ñuy fas yéene nag di julli ci moom ba bañu koy fekki nag di ñaan suñ borom subhanahu wa taala mu boole ñoo moom nag wax dëgg yàlla ci àjjanay firdawsi yàlla mën na ko yàlla def kon nag yéen ñëpp nag na ngeen di amiin ndax suñ borom subhanahu wa taala atte ñu ci yërmandeem bis bu dogal bi ñëwee ndax du jaas kon bayee boo ñu waaj mënu cee ñàkk su ma noppee aussi xam ngeen dinaa def
dinaa def kii yu nu mu tuddati bi émission bi ci boppam éditorial rajo bi dina génn bi nga xam ne dama koy faral di def ensuite publicité yi dina génn dina am na ñaari élément yoo xam ne nii moom lay génne tey nag wax dëgg yàlla parce que am na lu ma jaaxal lool bi ma ko déggee man damaa defoon ni ay léeb la muy ci affaire journée de la femme bi le président Ousmane Sonko wax dëgg yàlla def ci déclaration boo xam ne nii gisaguma un politicien bu ko def dafa wàcc lépp fële jël alxuraanul karim te su ma ko tegee da ngeen déglu ni muy dafa prononcé yàgg naa leen wax ni leen dafa wattu alxuraan ngeen dégg da gi ni mu koy waxee ak ra gi ni mu koy waxee ak xa gi ni mu koy waxee ak cha gi ni mu koy waxee nga xam ni kii du dem di fortaatu ay laaya di ñëw di ko kii nit ñi wax naa leen ko budul benn budul ñaare Seydina Ousmane Noreyni Sonko ci boppam dafa wattu alxuraan ci boppam bañ na ko ba këram gëlee bañu ko dàqee mënoon naa luyee second floor bi ci boppam mais defu ko da koo def daaray alxuraan ci boppam pour lépp delloo suñu borom subhanahu wa taala njukkal te kenn du ci fay dara free of charge ku indi sa doom ñu jàngal ko muy lu rëy nag su ma ci noppee aussi am na benn meeting boo xam ne nii demoon na fa fële ci Parcelles Assainies déggaguma aussi un politicien bu def wax ji mu wax dinaa teg ñaar ñëpp su ma noppee aussi dinaa ubbi antenne bi ci boppam ci kattanub suñu borom subhanahu wa taala kon nag ni ma leen ko waxee rek radio Sénégal émergent la radio Gagub Ganaar la radio de l'excellence c'est bismillahir rahmanir rahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات
وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما sadaxallahu lazim mbokki jullit yi xanaa rek di sàkku ci suñu mbokkum sénégalais bi nga xam ni moom moo fi jógee muy Mouhamadou Mbodj bu forum civil ñaan suñ borom subhanahu wa taala mu atte ko ci yërmandeem ñaan suñ borom subhanahu wa taala mu yóbbu ko àjjanay firdawsi moom ak ñamu fay fekk ak ñun ñi aussi suñu ko fa fekkee ci lu amul benn sikki sàkk suñ borom atte ñu ñun ñëpp ci yërmandeem tabal ñu àjjanay firdawsi yàlla na ko yàlla def ci barkeb Muhammadu Rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, la radio Gagoub Ganar, la radio Number One, la radio Arc-en-Ciel, la radio aux multiples facettes, la radio La Voix de l'Excellence. Fidèles auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de la radio de l'Excellence, de la radio Gagoub Ganar, et vous avez parfaitement raison d'y connecter. Je suis votre fidèle serviteur Amadou Amar. Nous serons ensemble ce dimanche jusqu'à 22h sur la fréquence WPAT-AM, mais aussi en ligne WPAT930am.com. Et au téléphone aussi, si vous avez envie de nous écouter, il suffit juste de composer le 641 552 87 62. Ma principale mission à travers ce temps d'antenne, ô combien précieux, ô combien important, c'est de vous offrir des services de qualité avec des critères d'exemplarité pour un meilleur confort d'écoute qui vous revient de plein droit. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, c'est vous. Elle est si proche, juste à côté, ici à Wall Street. Elle vient en complément, en apport synergique pour faire l'écho des événements majeurs. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence s'engage de façon formelle et certaine au tournant décisif d'une parole aussi forte, aussi claire, aussi explicite, aussi séduisante, basée sur l'art de véhiculer un message fiable et efficient. Radio Sénégal émergent, la voix de l'excellence, la radio Gagoub Ganar vient innover, engageant un processus de recomposition, de reconstruction et diffuser à travers les ondes le concept d'un objectif commun au profit d'un beau pays agissant à sa pleine puissance et qui aura pour nom un Sénégal émergent sous le magistère du président Ousmane Noreyni Sonko. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, c'est vous. Sa popularité, c'est la compétence, la rigueur, en clair, la différence émanant de son producteur Ndongol Darari Amadou Amar.
xanaa di xaar appelu opposition bi parce que am na benn communiqué bu am solo boo xam ne nii waroon nañ koo def bala may dugg dans le vif du sujet sama sañoon ñu woote léegi su fekkente ni mën nañoo dugg pour seen communiqué bi ñu waxoon ni dañu koy jaaxaale. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam sëñ Omar. bismillah. kooku ñoo ngi leen man laa leen Dieng. ayca bismillah. ñoo ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay. di nuyu auditeurs yëpp. ñu ngi lay déglu di la fay ñoom itam. di rafetlu émission bi. jërëjëf. dañu amoon communauté bu taxaw. waaw. pour xeex seeni droit. pour xeex. seeni droit. waaw loolu de moom ku nekk sañ nga ko. mooy le front pour la restauration de la démocratie au Sénégal. tigi maanaam restauration mooy loo xam ne nii dafaa nekkoon ñu jëlee ko fa ngeen bëgg koo delloo si waat. voilà wax nga wax. tigi. xam na ne suñ démocratie. dañoo lem tànkam te ci dama la jëm. waaw. moo tax nag front bi dafa réunir parti politique yëpp. yu nekk ci parti d'opposition yëpp. waaw ak société civile. waaw. ñu ne nag fi mu ne nii. dañoo jëm ci mbir mu. waaw am solo. muy élection. élection yéen ci élection yi weesu woon am. présidentielle. waa tigi ci 2019 bi. voilà. Olof Njaay di nee na reer guddi la waaye bëccëg lañ koy toppatoo kon nag lii ngeen def moom baax na ci. waaw gannaaw dañoo jógee ci élection législative yu bari rëq trop. te ku ndubin rey sa maam soo séenee lu ñuul daw. wax nga wax ji. élection yi ñu jógee dara baaxu ci dara leeru ci. ñu jóg nag fi mu ne nii puisque y a 2,5 millions sénégalais yu jotu seeni carte. ah loolu bare na di 2,5 millions. voilà. loolu de mosu fee am. li ñuy wax nag. xoddeeku bala ngaa lakkale. ñu jóg nag ne nañuy taxaw. woon ne kontaanu ci li xew. nañ ñu jox suñuy carte. jaarale processus électoral bi ci yoon. ñu voté ku gagné ñu xam ne kii moo gagné. waaw loolu de mooy démocratie. waaw. bi mu ko demee nag ñu ne dañuy woo sénégalais yépp. ci benn marche bu ñu organiser talaata. waaw talaata mooy kañ mooy mardi. mardi. parce que gone yi xamuñu ko soo nee talaata gone yi xamuñu ko de. wax nga dëgg de. mooy mardi. talaata mardi. Tuesday. de midi à 3 heures. déet waay loolu de moom dana xumb nag moom te dagan. devant le consulat. du Sénégal à la 116. kon ci xàllu 116 yi li ngeen koy defee. xàllu 116 bi yépp am nañ autorisation de police bi entre midi et 3 heures. tigi loolu de moom dana neex te dagan. ñuy ñaan nag képp kuy Sénégal. nga xam ne say droit. ñu ngi koy bëgg a foqati ci yow. seetlu nga ne démocratie bi mu ngi dellu gannaaw suñu réew. waaw. ñu ngi la ciy woo. kon de xam naa ni sénégalais yu bari danañ war a ñëw nag moom. bàyyiwuñu kenn. puisque dañoo gis loo xam ne dañoo tiital te ñu war cee jóg. puisque dañoo jóg ci élection. su ministre de l'intérieur bi organiser élection di wax waxi naxa sa xindang yoo xam ne kenn xamut ñoo kooku it dañuy demander ñu remove ko. waaw maanaam sax mën nañ koo bañ a remove parce que président ci boppam am na nuñ koy waxee te am na sañ-sañu ku ko neex mu def le ministre mais nag nañ foqar ci nu mu tuddati élection yi ci moom jox ko keneen ku neutre. wax nga wax ci. parce que su ngeen nee rek ne ko président wàcce xelal dama leen di xelal su ngeen nee ne ko président wàcce dañ leen di daaneel parce que président ku ko neex mu def le ministre léegi nag ñu fexeel ba comme président day compétir ñeneen ñi di compétir nañ ko jox koo xam ne nii du doon juge et partie nga xam ni fële lay nekk ci nu mu tuddati ba te bari na Sénégal nag. jaajëf sëñ bi ñun daal xam nga lu ñu bëgg. lu leer. waaw Sénégal de lu leer la ñu xamee woon. d'ailleurs xaw naa cee sax ci éditorial bi may dégg. jaarale processus électoral bi ci yoon. ku war a voté ku warta voté bu ci dugal sa loxo. jërëjëf. nañu inscrire ñi ñu war a inscrire.
ñi war a voté ñëpp jot seen carte ku daane ñu xam ne moo daan ñi ci des. jërëjëf ñëpp ànd ci. kon nag talaata la buñ ko fekkee jàmm su fekkente ne am ngeen numéro bu ngeen joxe boo xam ne nii ku ci bëgg ay renseignement fan lay laajte. ku ci bëgg ay renseignement man nga woote 201. 936. 8068. nuñ koy waxee ci français. 201. 936. 80 68. jërëjëf kon de xam naa ni kon moom dégg ngeen ko Sénégalais yi képp koo xam ne nii bëgg nga le Sénégal nekkati vitrine de la démocratie en Afrique kon nag war ngaa ñëw ci nu mu tuddati boobu ci woote boobu nga xam ne ñu ngi koy woote opposition bi mu koy woote ci xàllu 116 wi ci buntu consulat bi nga wax ah. ma ñaan ci nag. képp kuy ñëw. benn parti organisé wu parti yëpp a ànd fi mu ne nii def benn dànk. jërëjëf. bëgguñu fa effigie candidat. bëgguñu fa coloration parti. dëgg la. front bi woote ñun ñëpp nañu ñëw. baax na. kuy ñëw soo mënee indi lu écharpe bu xonq na xonq rek. jërëjëf. loolu lañ leen ñaan li ci des yëpp on va s'en charger. jërëjëf kon nag damay doubler bill bi nag moom. jërëjëf kon ma continuer ci sama émission nag léegi xam naa ne wax ji rafet na kon nag di fàttali rek sénégalais yi koo xam ne nii démocratie ñor na la nga la waay di ko tàmbalee midi ba 3 heures na nga sol saw daal daal di ni nu mu tuddati waaxu tànk yu dëgër daal dem ci xàllu sensé yu soo demee ci loolu ñuy woote nga xam ne dañ ci mën a bokk jërëjëf maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm. Le président Ousmane Sonko, un favori dans la course pour la présidentielle 2019. À l'instar des alternances de 2000-2012, la présidentielle 2019 veut suivre cette logique sans être tensée ou molestée. Ainsi, les urnes veulent tenir un langage clair, explicite, en toile de fond d'une compétition électorale libre, transparente, qui laisse au peuple souverain le droit d'exprimer son ras-le-bol vis-à-vis d'un régime en état de délition absolue. Bien sûr, des sanctions vont ipso facto tomber, quelles que soient les pirouettes du ministre de l'Intérieur, à qui l'insigne honneur d'organiser la présidentielle 2019 est à sa charge. Étant juge et partie d'un chahut organisé, ce système méticuleusement monté dans le processus électoral tend à fusiller la démocratie déjà en état de mort apparente depuis l'événement de cette seconde alternance. Ce faisant, les inquiétudes des populations sont légitimes devant ces dispersions qui fragilisent avant l'heure le processus électoral afférent à la présidentielle 2019. La certitude en vérité absolue, au moment où la parole des politiciens au pouvoir souffre d'un manque de confiance, les Sénégalais de bonne foi ont besoin de connexion avec des hommes politiques engagés, soucieux de sauvegarder les valeurs morales en œuvrant à la splendeur de leur pays. Ce désir ardent des Sénégalais, tant recherché dans l'arène politique, le président Ousmane Sonko en est la parfaite illustration. Considéré comme l'étoile montante de la politique, le président Ousmane Sonko définit déjà l'avenir de son parti PASTEF où il a vocation à repenser la manière de faire la politique au Sénégal. Aussi, la grandeur du service rendu au peuple par le président Ousmane Sonko à l'hémicycle, les révélations fracassantes avec des preuves à l'appui, ses engagements, sa conviction montrent qu'un discours réaliste et optimiste est désormais possible dans l'arène politique de notre pays. Et pour cause, ces idées, ces projets ont reçu l'assentiment des Sénégalais. Ainsi, le président Ousmane Sonko, un favori dans la course pour la présidentielle 2019, assume toutes ces déclarations. Elle entre en parfaite harmonie avec des intérêts d'un Sénégal où tout est soumis à l'exécutif, sous la conduite exclusive d'un électron libre qui règne en maître absolu.
vive le président Ousmane Sonko, pour un Sénégal uni et prospère. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, la radio majeure, la radio Gagoub Ganar. C'est vous. Donc voilà sama mbokki auditeurs yi li ma waxoon léegi xam naa ni ci nu mu tuddati dinaa leen ko tegal léegi. Bon li ma expliqué ci kii bi ci nasaraan léegi dama leen a xamal ni leen kat wax dëgg yàlla élection yii di ñëw day 2012 jaaroon na fi 2000 jaaroon na fi 2012 jaaroon na fi day wax dëgg yàlla présidentielle 2019 bii di ñëw day moom itam su sañoon mel ni moroomam yooyu ci biir loolu nag urne yi ci boppam day maanaam électeurs yi ci boppam day danaan wax seen bëgg-bëgg électeurs yi ci boppam day wax dëgg yàlla danaan wax seen xalaat électeurs yi ci boppam day wax dëgg yàlla danaan fayu bi moo di peuple Sénégal ci boppam wax dëgg yàlla ñi ngi nekk ci guddi goo xam ne nii maanaam mën naa ni lëndëmu wax set la loolu nag moo tax ñoom boole wuñu ci ay wax ñoom daal daanaka mën nañ ni daas nañ fanaanal ma ne nag dëgg la day ministre de l'intérieur day wax dëgg yàlla am na wax ju mu yëkkati day am na lu mu wax day waaye nag loolu day wax dëgg yàlla du tee wax dëgg yàlla nu mu tuddati Sénégalais yi def li nga xam ni loolu la ñu war a def maanaam seet ki nga xam ni doy na leen ñu voteel ko ci boppam su boobaa bi ma noppee ci loolu nag ma daal di leen nag dénkum dee nga maam Sénégalais yi day loolu jaaxaloon na leen parce que jaaxle bi moo di xamatuñu fan lañu jëm ñàkk jëm ci moo di comme ni ko kii waxee léegi ci affaire nu mu tuddati bi démocratie bi ci boppam ne dafa naax saay ci boppam parce que référence bi Sénégal nekkoon ci affaire démocratie loolu day lañu ni donc gisatuñu ko donc loolu moo doonoon nu mu tuddati ma ni leen nag am na koo xam ne nii wax dëgg yàlla indi na beneen doxalin bu bees muy le président Ousmane Sonko doxalin bi bees bi moo di ni nga xam ne noonu lañ daan politique day naan dénkoom dee nga maam ñun kaay ñu defal la lii kaay ñu defal la lii moom day dafa jóg te wax dëgg yàlla Sénégal rek moom moo ko ñor kon nag am naa rafet njorte ni day wax dëgg yàlla su fekkente ni jot na suñu réew mi de xam naa ni ñu ko bëggee dana ne demee te xam naa ni Sénégal dana jaar nga xam ne noonu dañ ko bëgg. Patriote jigéenu Pastef man président Ousmane Sonko may waxtaan ak yéen daanaka sax doonul sama habitude. déglu leen alxuraan ji lu mel ni journée mondiale de la femme ma ci bëri li may wax ndax dama jàpp ni góor ak jigéen benn lañu jàpp ni même droit lañu mag ak même obligation ci société bi et que ci man dafa doon loo xam ne c'est tellement naturel et ordinaire que jarul ñu ci singale bii pàcc bàyyi ba ca des waaye comme lu ñu institutionnalisé la ba tey ñun ñëpp imposé wu na ci ñun ma gis farlu bi ci jigéenu Pastef yi am ay fan a ngi nii ñu nekk ci waajtal ak préparation ma leen ci félicité di leen encouragé xam ni lépp ci Pastef gi la rek ak lépp ci farlu gi ngir mission bi ñu teg suñu bopp ngir projet bi ñu am te bokk ko ñun ñëpp ngir Sénégal ma leen di délivrer message bu gàtt nag di leen jox misaal te du lu ngeen faral dégg ci ñun waaye tey dinaa dem jékki ci li nga xam ne mooy li gën a fort ci ñun muy ci diine ma jëleen ci misaal ci alquran suratul tahrim mu wax ñetti jigéen ñaar ñi di royukaay ci képp koo xam ne danga bëgg a samp xeex goo xam ne dëgg la xeex ngir dëgg samp xeex ngir dëgg doxal àdduna xeex ngir dëgg dox Sénégal ñaar yooyu royukaay lay doon ñetteel ba nag di safaan wa di contre exemple alquran ci suratul tahrim daf ñu ne ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما ولم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين kooku
kooku di contre exemple bi nga xam ne dinañ ko jox jigéenu Pastef yàlla di ci wax ni maa ngi lay jox parabole exemple ay jigéen ñi nga xam ne ñi ngi woon ci ronu ay yonent mu yonent yàlla Nuux ak yonent yàlla Luut seeni soxna dëkkoon ak ñoom te weddi woon mission bi leen yàlla joxoon weddi woon digg yi nga xam ne moom lañ doon woote ñoom moo tax mujjantal gi ñaaw na ndax xeex dëgg ak bëgg a samp lu dul dëgg su dee ci wàllu Nuux ñëpp gis li mu doonoon su dee ci wàllu Luut ñëpp gis li mu doonoon te ba léegi muy woy suñu jamono muy lu jëm ci ngóor jigéen ak ñoom seen moo tax keroog bi mbugal bi ñëwee yàlla seetul ni ñii jabaru yonent lañu wala ñii jabaru ñu baax lañu da leen boole ci mbugal gi ci wet ga mu joxe ñaari exemple yu am solo mu dellu si ne wa daraba allahu mathala lilladina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li indaka baytan fi ljanna wa najjini min firawna wa amalihi wa najjini min alqawmi alzalimin mu jox ñu exemple soxnay firawna nga xam ne ñëpp xamoon nañu dooley firawna te tey ñu am koo xam ne tey teg nañ ko ci bopp Sénégal mu méngale boppam ak firawna waaye li firaw doon am doole ak li mu doon fitnaal nit ñi ñëpp soxnaam si nekkoon ak moom àndul ak moom da ko weddi firawna di ko mbugal di ko toroxal waaye moom mu gëm dëgg gëm yàlla ba tax dafa mujj talal loxoom ñaan ne yàlla ne ko man di xam naa ni fii ci alku ak ci toroxtaangi lay dëkk waaye maa ngi lay ñaan yow sama borom nga tabaxal ma kër mu gën ci kër yi fële ci àjjana te nga sobe ma te nga muccal ma ci firawna ak ay jëfam te nga sobe ma it nga muccal ma ci ñi nga xam ne ay nitu lu dul dëgg lañu mu yeggali nag ci ñetteel bi wa Maryama yi nga xam ne mooy yaay ci Isa ibnu Maryama ci Jésus mu ne wa Maryama binata Imran allati ahsanat farjaha fa nafaxna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin mu ne ma jox leen dernier exemple muy Maryama nga xam ne moom ci boppam fegu woon na ci boppam téye woon na boppam ba yàlla ëf li muy ëf ci biiram ndax dafa dëggaloon li nga xam ne mooy waxu borom bi dëggaloon ay téereem moo tax yàlla boole ko ci ñi nga xam ne elle fut parmi les dévoués kon ay exemple ngoog yoo xam ne yu am solo la di jigéen yu war a inspiré jigéenu Pastef ñu am fii suñu réew jigéenu Ndeer ñëpp xam nañ ko Aline Sitoé Diatta ñëpp xam nañ ko Maam Jaara Buso ñëpp xam nañ ko ñun loolooy war a doon suñuy référence moo war a doon ay valeurs fondamentales yi ñu gëm loolooy yokk suñu Pastef te bu soobee yàlla looloo la ñuy permettre ñu egg fi ñu bëgg a yegg du habitude ci man ma jël référence di ko xëcc ci téere waaye damay jàpp ni dafa am niveau de détermination d'engagement ak d'endurance boo xam ne combat dina ko laaj war nañoo dellu si li nga xam ne mooy suñu gëm-gëm léeg-léeg mu soññaat ñu doon suñu moteur doon suñu carburant. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Bonne fête des femmes. donc auditeurs yi ne ma leen doon wax léegi xam nga yéene ko dégg kii nag wax dëgg yàlla yaakaaruma ni ñi nga xam ne ñi ngi xëccoo réew mi ak kii nga xam ne moom ma fa nekk suñu waroon bàyyi ko foofa muy le président de la république amu ci commande lii gisuma ko ci boppam bi ñuy wax ay affaire journée de la femme ñi ngi làkk naan jigéen ñi lii nangam ak nangam di moom mu mel ni koo xam ne nii xamul dara ci pétrole bi xamul dara ci gaz bi xamul dara ci économie bi ngeen gis beneen version bu nu mu tuddati bu président Ousmane Noureyni Sonko donc wax dëgg yàlla day su fekkente ni suñ borom mi dogal day wax dëgg yàlla jox nañu ko président day wax dëgg da ngeen xam ni kat am nañ un leader boo xam ne nii ca dëgg day Sénégal danañ xam ne am nañ un président de la République nañu ko rafet nañu ko nangu donc
voilà donc auditeurs yi ki mooy premier élément bi nga xam ni moom laa doon wax léegi pour le président Ousmane Sonko defati na aussi baneen def na aussi baneen meeting bu am solo boo xam ne nii mi ngi ko defee woon fële ci Parcelles Assainies am na ñoo xam ne nii ñi ngi ci ligne bi xam naa nañu ma bàyyi ma dugal sama publicité yi ba pare su ma dugalee publicité yi ba pare après rapidement dinaa teg beneen kii bi après ma jël leen li ma doon wax bala may dugg publicité yi dama bëgg a def benn mise au point ci APR parce que laaj yi bari nañu d'abord li ma njëkk a gis moo dinañ xam ni amuñ du parti daayira ci boppam la je marche la tête haute parce que bokk naa ci ñi nga xam ne ba mu lëndemee lool ñun ñoo fi taxawoon di wax di dem ci rajo yi di expliquer nit ñi ba tey le président de la République am lii mu am kon nag pour ñun fi mu nekk nii c'est un vibrant motif de satisfaction mission accomplie mais léegi ci boppam àll bi leer na dëgg la nag ku mu neex loola neex nga wax ko ci boppam maa ngi gis WhatsApp bi ci boppam loo xam ne ni ay copier-coller dong lañ ciy def doo gis kenn ku bind ab article wala kenn koo xam ne nii wax nga dara ba pare après nga posté ko amu ci kenn du bind ab article lu dul gis article lu jàmbur keneen ku bind laneen ñu jël ko taf ko ci biir wala gis benn article boo xam ne ni anglais la ñu dool ko ci computer bi mu traduire ko kii mais kenn du ci kenn koo xam ne ni ñeme ngaa jël bind wala kenn bind ba pare nga dem tontu ko ci boppam amu ci ku koy def gisuma ko ci fenn nee naa leen du parti politique ci boppam ab daayira la li ci nekk nag moo di na ma duggee woon ci APR parce que manifeste laa ci duggee su may génn aussi je sais que je vais sortir ci boppam parce que sama baat neexul te mënumaa jàng te ku sa baat neexul mënoo jàng ci boppam ci daayira amul leneen loo fay wuti il faut nga dem foo xam ne nii da nga mën a exprimer wu da nga mën a wax nit ñi di ko dégg waaw mais saa bu fi kilifa gi ñëwee les mêmes têtes ñoo fay nekk ñoo xam ne ni dañoo jël parti bi en otage taxaw fële du ñu wax lu kenn xam naan ko xëddeen ngi fii la jaar et pourtant même ñi nga xam ne dañoo gane si ñu bees ñi jigéen a góor am na ci ñoo xam ne nii ñu mën a wax lañ ñu mën a num te duñ leen bàyyi ñu exprimer wu c'est pas possible am na xale yu nekk ci parti bi ñoo xam ne ni ñu dañ leen di use parce que xale potentialité yi ñu am du ñu nangu ñu génne ko da ngay gis ñoo xam ne ni ils sont plats c'est des têtes vides ñooy nekk ci kanam di wax loo xam ne nii kenn xamu ko dinaa génne nag manifeste bi bàyyeeguma ko maa ngi ciy bind su ma paree ci boppam dinaa ko publier ñëpp danañ ko dégg président de la république dana ko jot ma xamal ko ni ko ab daayira nga am te lu jiin njaag moom ci boppam mooy njaag parce que xam na lépp ci boppam moo ko gën a xam donc dinaa bind et dinaa seet foo xam ne nii ñoo xam ne nii soxla nañu ma buñ defee ni rek mën na doon un mouvement de soutien mën na doon ci yeneen parti ci opposition bi ci boppam je suis libre comme du vent je sais que am na lu ma yàlla may et il n'y a pas que l'APR pour nu mu tuddati pour servir le Sénégal parti yi bari nañ mouvement de soutien yi bari nañ et je sais que nit ñu baree ñi may xaar topp ci sama ginnaaw ni ma Amar yow dong la ñuy dégg foo jëmee sa bopp ñu jëmee sa fa bopp donc kii ma ni xanaa ngeen may ma rek ma ne caaw nee naa leen émission bi su amee tey ci boppam logique 6 moom moo ko waral ci boppam sëñ Fallou daal moo jël émission bi en charge parce que émission bi neex na ko yemul foofu kat parce que ay clientam ci boppam ñooy ñëw rafetlu publicité bi nga xam ne moom mooy jàll kon nag yéen a ko déggal seen bopp wax dëgg yàlla bala ngeen a ubbi ab business ngir yàlla dem leen ngeen seeti Serigne Fallou ci boppam moom moo fa nekk ak soxna Seyde bu ndaw ci boppam ci logique 6 su ngeen demee dana leen teete ba seen business jaar ci yoon su seen business duñ leen bàyyi de dañ leen di may ay gët di leen topp ba fu ngeen naree fa kastalukat mu ni leen moytu leen ndëgg sarax gi su ngeen ci duggee du baax ku ci dem itam ci ndogalu yàlla ba sa business daanu ci suuf ñëwal nga seet si ko nga xam ne xamoo ko woon dégg nga ko demal ngir yàlla nga seet si ko dana la wax gàllankoor gi lan la dana la wax saafara bi lan la te dana soo noppee da lay ñàkk boo xam ne nii kat dénkoom dégg nga maam mbir mi duutu la dal yemul foofu parce que multi service la ñun di deetawaay liggéey ba sonn sooy joxe sab xaalis joxe ko ci koo xam ne nii ku wóor la te ña koy jot Sénégal aussi nañ doon ñu wóor
te li gën a am solo loxoom ndeyjoor bi da cee lëngoo ak Lia loxoom càmmooñ bi ci boppam Choice Money Transfer ci digg bi nag kii topp leen MoneyGram nag topp leen nag moom itam xam ngeen ni loolu ñooñu ku ñu seq nag mel ni ay garde de corps xamal ni sab liggéey rafet na jox leen ko mu yónnee leen ko Sénégal aussi ña ko fay tertu nga xam ne su ko fay lay doon jooni nga fa poste yaa nga fa waree nga fa banque yaa nga fa ngal la waay même su fekkente ni toog nga fii soo toogee dana la ubbil sa compte bancaire foofa lépp loo soxla mu defal leen ko kon nag logistique ci boppam nga xam ne Alaaji Mouhamadou Fadal ñu koy wax Cheikh Fallou Ndaw ci boppam moom moo fa nekk mi ngi nekk ci xàllu Saint-Nicolas bi numéro building bi 216 la mi ngi nekk entre 120 ak 121e street numéro téléphone Serigne Fallou ci boppam 917 365 21 15 beneen bi ci des bu soxna si ci boppam soxna Seydi bu ndaw 917 497 77 32 kon nag mbir maa ngi noonu ma ni caaw nag dox tànk yu dëgër nag daal di dem nag Pikine restaurant African restaurant Pikine bi nga xam ne maa nga fekk ni ñu baree nga taxaw nag ca mbedd ma foofa di xeeñtu ci lekk yu neex yi may leen yéen dugg leen ci biir bu leen am num tu ñu naan ma dañoo ruus ma romb leen foofu man dugg ci biir fekk ceeb yaak cere yaak maafe yaak lépp nga toog ñu duy leen ba mu fees dell ci place yu set ma ne leen may yéen voilà naka la ngeen sant pour nuyu leen ñu naan ma sa bay sa paral may leen yéen bu leen ma fontoo mag laa xool leen ma duma seen morom ñu ne ma aha kay tonton saf lay sa paral mooy suñu sant parce que ci toggin bii la ok ma pivoté ci sama côté ndeyjoor frigidaire baa nga fees dell ak juice mais li leen c'est bien fait pour vous parce que client yaa ngi fi ñi fi nekk rel ñu ne ma déedéet tonton bul yàkkamti dañoo defar ñu neex lool ñu seddu guyu ñu teg ñu fii toog di leen fi xaar léegi jox leen ma seeni phone number seeni ñu ni doyewuñ dara cell phone number benn numéro lañ am muy 646 922 70 15 te nee naa leen service client ñoom ñoo ko gën et c'est un restaurant très propre te ka fa nekk ci boppam muy manager bi ci boppam Amadou client yëpp lay toppatoo ak koo mën a doon soo ñëwee dana la lijjanti ci anam yu gën a gaaw ma daal di dem ci électronique yi nag mëndoo yi nga xam ne dégg nga maam Afrique PC téléphone yu rafet yaa nga fa touchscreen yaa nga fa computer yaa nga fa su fekkente ni ngir yàlla lépp a yomb même su fekkente ni sax jamono metti na ba li nga yor matul demal nga jox ko li nga yore ci boppam njëgu caapi lay doon tuute teew soo ñëwee soo dellu see mottali mu jox la ko ci boppam li ma jaaxal nag waxaguñu ma ko nga toog fii nag tëdd fii jaaxaan boom liggéey ba pare di jàkkaarloog sa waa kër fee ca Sénégal man de jaaxal na ma lool te kat ka naan koj ca buntu ba mënooy nee na am na système boo xam da la koy defal yow daal bouton bi ngay bës fii rek nooj buntu ba daal di ne kàcce daal di ubbeeku te dana la defal sécurité boo xam ne nii wax dëgg yàlla borom kër nekkoo fa lu ko jege ci boppam mbir mi dana yuuxu dana lay jéebaane ci boppam te day def fi mu nekk nii ci computer yi su sa computer amee problème soo demee dana la ko defaral service boo xam ne nii ci lu gën a gaaw lay doon mi ngi nekk ci xàllu 116 yi numéro building bi 247 718 807 92 39 917 334 60 99 bu leen fàtte sama rajo bi Pikine Diaspora rajo nga xam ni dégg nga maam waa bitim réew suñu ma xamee moom moo tax ñu xam ma moo ma jéebaane ay kilifa yu am solo ñoo fay nekk monsieur Sène nekk fa ci boppam di fa liggéey bu rafet Sénégal ko ñor de fareelul waa gauche fareelul waa droite ci boppam lépp loo xam ne nii luy soxlaal Sénégal la rajo citoyen modèle la ko tudde ay boroomi xam-xam ma fay nekk dibéer ju nekk li ko tàmbalee midi ba 4 heures ci boppam ñu ni déet waay dégg nga maam ragal pété day xañe wërsëg muy Adja Khady Food distributeur nga xam ne mooy sama nu mu tuddati dama fay dugg ni kon kaaru ngoon ci mburu mi daal di gis nag ñiim gi ñu ngi ko teg ma daal di jël ñiim gi nag daal di dégg nga maam man duutuma fay daal di koy dugal ci enveloppe bi nag du ma ko yóbbu poste office nag saa kër la jëm daal di ni caw ci biir nag fekk fa yàpp yaa nga ñu rangale ba fees dell façon yàpp bu nekk nga fa nee naa leen nag ngir yàlla fasante leen ak ndawal yi ko dëree te kat xar bu jaasir ku ko ci jëlul ngir yàlla woo leen ma 646578068 646578068 man ma jënd ko parce que mënu maa def publicité ba pare dem di leen njëkkante donc ngeen ko yéen a ko déggal seen bopp na ngeen daal di ci anam yu gën a gaaw daal di dem su ngeen demee wax dëgg yàlla ngeen jël ko te lépp luy dem ci cin ma nga foofa numéro building bi ci boppam mi ngi nekk 251 ci xàllu 116 yi ci boppam 212 933
03 74 su fekkente ne da nga bëgg a order wax dëgg yàlla aussi mën nga ko di leen fàttali nag African Services Committee nga xam ni dénkoom di nga maam wér gi yaram de soo ko amul doo mën a am dara waay ngalla waay African Services Committee kat nga xam ni feebar bu bon bi nga xam ne hépatite dañ koy wax nga xam ne ci res lay nekk ci xam naa dinañ ci def sax émission spéciale bu soobee yàlla ci te feebar bi dafa jama ndax dana dugg ci yow dugg ci yow te kenn du ko yëg ngalla waaye dem leen seeti leen ña nga ca xàllu 127 bi ci boppam su ngeen demee ci xàllu 127 bi ñoom danañ leen defal la ca war danañ leen lëñbët seenu yaram suñu leen bëttee yaram wi ci boppam suñu lëñ bëttee yaram wi dara nekku ci dana leen ñàkk aar leen dara duutu la mën a jot su fekkente ne nag am na duñ ci gis lépp kat ci secret lay doon te doo ci fay tus dana la yóbbu hôpital su fekkee da nga am doomi jàngoro ji comme secret la il faut ma wax ndànk man itam yóbbu la hôpital ñu faj la te kat dara doo ko ci fay tus doo ko ci fay seen numéro téléphone 212 222 38 82 su ngeen demee di ngeen fa fekk nag suñu mag ji Daouda Ndiaye ak équipe bi def nañ nag lu rëy ndax talaata jii di ñëw kat wax dëgg yàlla dañuy ñëw foofu nag wax dëgg yàlla ci soppay Cheikhul Khadim ñoom ñooy déplacé wu ñëw na ngeen fexe ngalla waay bu kenn des di yoom woote nañ te équipe ba yëpp ay ñëw danañ leen seet danañ ñu seet damay maas nun gi nag bokk ci danañ ñu seet ci boppam suñu seetee wax dëgg yàlla xam ngeen ni loolu wax dëgg yàlla jëratul ñooñu num tuddati ñoom ñooy déplacé ñëw seet suñu kon nag rendez-vous boobu bu ko kenn manqué su ngeen ñëwee da ngeen fa fekk suñu frère ci boppam muy Daouda Ndiaye di liggéey bu rafet kon nag African Services Committee la communauté africaine reconnaissante ma daal di ni caw nag ci xàllu 116 wi nag daal di dem nag dénkum dégg nga maam man daal xalaas man daal maa ngi ci xàllu réel coow loo xam ne nii kenn xamul lan la ma ne waaw lii moom mbaa jàmm la naa dugg ci biir parce que ci biir itam wax dëgg yàlla sa mbokk fi nekk man daal dugg naa ci biir ña nga naan réel wax jo te xet li tax nag ma xam ne jàmm la parce que sama fi kii rëccoon na ña ngay xaqataay ñi ak ñoo mën a salit xaqataay ba yëkkati tàkkat te seen gémmiñ yaa ngi neen batt ñi naan waaw man su ma fi ñëwee ceebu jën bee tax ma ñëw fi ñii ni waaw yow xanaa ceebu jën bi nga xam ñun nag xoolal maafe bi ñu togg ba muy xelli xanaa suñu téere loolu la wax ubbel ci juróom-ñaareelu xët wi ñii ni xanaa xool leen cuubeeg doma daa bi xanaa da ngeen leen a fàtte ñi ni déet waaye xool leen waaye dibi ji nga xam ne dafa xong curu xaw ma dañ koo lakk xaw ma num demee xaw ma dañ cee def kamaate ñii ni déet waaye yow xanaa yow loolu nga xam xool leen suluxu bi ci boppam te kat li ñuy wax lépp aja soxna awa gumbale moom ma ngay defar ma ngay ranger li ma jaaxal nag lool te mu ub san bopp bii képp koo xam ne nii dugg nga fa ci restaurant Kër Kumba ci boppam kat sooy génn di tàqamtiku jaaxal na ma lool ba ci man mii mi ngi nekk fii ci xàllu 116 yu numéro building bi 125 la numéro téléphone bi ci boppam mi ngi nekk 212 866 39 00 ci boppam mooy numéro téléphone bi ci boppam bu leen fàtte nag sama menuisier métallique bi aussi bu leen ko fàtte wax dëgg yàlla ci boppam muy Abdou Fati di liggéey bu rafet lool macha allah ci lu jëm ci weñ lépp lu ngeen am lu jëm ci weñ moo xam ne ni ab lal bu yàqu la moo xam palanteer la moo xam buntu la ngal la waaye di ngeen dàq ceebal mu jëm àll dàq leen ko mu jëm kër man na ko ragal na yàlla te li muy fayeeku wax dëgg yàlla yomb na neex naa jëflanteel numéro téléphone bi ci boppam mi ngi nekk 917 478 91 75 mooy numéro téléphone wala ngeen jël sama numéro téléphone man odo bu ngeen ma jox dinaa ko yóot 64578 0678 ci boppam moom mooy num tuddati bi donc am na ñu doon woote allo bismillah rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence la rajo Gagub Ganaar bismillah moom dafa woote ba pare mel na ni maa ngi coupé de wax dëgg yàlla donc ce que je disais tout à l'heure concernant daayira bi c'est parce que rajo Sénégal wàññil salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah kooku waaw oustaz Amar waaw bismillah waaw xam nga da nga def choix boo xam ne si bu mucc ayib la xam nga ñu bari dañu naan politicien yëpp a yem mais yow da nga def choix boo xam ne si ki nga wut du politicien bu yem ak ñëpp dëgg la
kii nga wut ni buñ ko joxee réew mi. wallahi réew mi dana tegu ci yoon. su ngeen dégloo ni mu doon taree alxuraan ji nga xam ne du kii. waaye yow maa ngi koy teewlu man la Alla Diop sa waa ji woon. ba tey moom la wallahi azim bis bu yoree billahi wallahi taalaay réew mi dana tegu ci yoon. kaw ma nag kii buñ ku déglu ni muy waxee bu kenn naan politicien yëpp yam man fajar laa ko déglu xam nga moom dëgg-dëgg noonu firaw na benn yor yàlla na ko fi yàlla jëlil parce que boo xam ne si da ngay wax di wax doo wax la nga xam ne loo wax mu teddeeku kon kooku man te fu mu dugg man gaañi soo ko indee ci économie moom man leen soo ko xoolal rek journée de la femme bi li nit ñu doon waxee moom mu ñëw andil ñu li suñu borom subhanahu wa taala mu andil ñu waxe suñu kenn su ko dégg fenn am na nag ku nekk ci ligne bi keneen koo xam ne nii dafa bëgg a barkeelu xam naa ni jërëjëf yàlla fay la yëkkati la te barkeel salaamaaleykum wa rahmatullah la rajo Gagub Ganaar salaamaaleykum oui rajo Gagub Ganaar bismillah waaw sa neex rajo waaw kontaan naa tey neex rajo na nga def maa bég nag dool nuyul ma waa kër gi soxna si yëpp félicité rek man dafa semaine passée sax gisante wuñ julleewu ma fa dem moo tax xam naa dëgg la moos wax dëgg yàlla maa ngi lay félicité ci rajo bi di la bëggee rek jërëjëf baax na neex rajo merci beaucoup jërëjëf yàlla fay bismillah rajo Sénégal émergent Gagub Ganaar kooku dafa woote ba pare après nu mu tuddati xam naa ni dégluwul parce que jël naa ko li ma leen bëgg a xamal daal ci beneen élément bi duma ko mën a teg parce que xat na donc su ma ko commencé damay obligé di ko dagg mais li ma mën a xam moo di yéen ñi déglu ñëpp rajo bi ak ñu dégluwul na ngeen tëdd ngeen waxtaan ak seen njeganaay ngeen déglu xalaataan lii nga xam ne moom def na ko moom su demee yeneen politiciens yi ci yeneen côté yi ba man leen mu ñëw ci alxuraan ji man leen gis nga kii lii mooy tax saa bu wootee débat kenn du ko ñemee tontu te ñeneen ñi fu ñu wootee ñu ne ko xaaral am na ñu lay booleel rajo Sénégal émergent Gagub Ganaar. asalaamaaleykum. Gagub Ganaar bismillah rapidement temps baa ngi jeex. rapidement damay ñooñu bu leen tuddee daayira ñooñu kay tuddee armée mexicaine rek parce que li am fii moo am Fuuta moo am Bawol moo am Saloum. dëgg la waaw armée mexicaine daayira moom war nañ jëwriñ. dëgg la waaw kay merci. wax na ba bàyyi sax moi je n'ai rien compris ci li mu wax dégguma ko dégg naa mu naan Fuuta xaw ma lan je ne sais pas j'ai pas idée de ce qu'il vient de dire donc xam naa li ma leen mën a xamal rek moo di donte àndu leen ak président Ousmane Sonko na ngeen waxtaan ak seen njëganaay ngeen koy déglu ci boppam nekk na koo xam ne ni jafe na ci politiciens yi kon li auditeur bi génn léegi wax léegi ni politiciens yëpp a yem déedéet politiciens yëpp a yemuñu nañu waxante kii te man su ma nekkoon tey le président Sall de temps en temps kii c'est un opposant te li muy wax tegu na ci yoon su fekkee président Sall li muy wax mi ngi ci moom nay waxtaan ak moom ni ko lii ak lii yaa ko wax pourquoi moom dana ko xelal parce que président Ousmane Sonko ci interview bi ñu ko defal tey ci RFM ci boppam PUDC bi da ko rafetlu mais nee na liñ ci def dafa tuuti 300 milliards lañ ci def ba pare jël ak saxaar def ci 1200 milliards su ngeen dégloo élément bi ni mu ko expliqué ngeen xam ni kii ko bëgg réew mi la da ko rafetlu ni excellent c'est bon waaye nag lam ca defa tuuti 300 milliards la ba pare bàyyi nu mu tuddati jël saxaar ga def ci 1200 milliards ci boppam ba pare expertise nationale bi ci boppam lu